يلاه بالمصطفى سندي يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يلاه بالمصطفى سندي وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سندي يا الله وبخليلك إبراهيم وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يحيى يا الله هارون يوسف إلياس وآدم وداوود الكفل عيسى يا الله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من الأنبياء والرسل لك يا الله وبالملائكة ثم سوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله yoo xam ni ci wàllu matériel école ki nga xam ni ki mooy Serigne Moussobé di kilifa diine bu nekk ci Kébémer daf ko ñëw baaxee ko lycée Kébémer comme ni mu ko daan defee ci at yi passé ñu koy gërëm nag ci loolu di ko xamal kon ni ko li muy def nii parents d'élèves yi proviseur u lycée bi élèves yi ci seen bopp ak jàngalekat yi fi nekk ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla mu fay ko te jàppale ko ci ay projet am donc balaa ñuy sore dañu koy jox kàddu gi moom ci boppam moom mi nga xam ne moom mooy donateur bi mu wax li nga xam ne lii moom mooy ay sentiment am par rapport ak lii mu def nii te ñu koy rafetlu sëriñ bi ñu ngi lay jox kàddu gi kon nga wax ci sant. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki lycée bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi professeur ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci lycée bi. xam naa su ma ko joxee sama nuyoo yaakaar naa mu mën a yóbbaale ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax sama ay tànk tey ci lycée bi pour mu bañ a gudd mooy ñëw pour jàppale ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée bi parce que maa ngi ko doon wax bi ma fi mujjee ak ñoom Sëriñ Abdul Xadim maa ngi ci doon waxtaan ak kilifa yi nee naa leen man xëj na sëriñ laa jàng alxuraan jàng arab mais réccu naa lu tax jànguma fa ndax mën naa ni tey bari na tey lu ma mënoon a am wala fu ma mënoon a nekk wala ci poste yi ñuy joxe ci réew mi yoo xam ne mën naa cee bokk te xëj na li ma empêché mooy côté bii li tax fooruma ci donc kon maa ngi leen di ñaax ngeen fonk jàng bi respecté jàng bi wàññi daw bi absence yi ñu wàññi ko donc nit dina feebar man bi may jàng alxuraan yàlla mi ma tim xam na li ma lay wax dama daan feebar sax di forcer di jàng donc côté bi ma nekkee muy côté sëriñ li ma ci am loolu moo ma ko may du dama tëddoon di nelaw de dama doon jàng di feebar di forcer di jàng donc maa ngi leen di ñaax yéen élèves yi ngeen góorgóorlu maa ngi leen di wax ni lu ngeen def lu dul jàng di ngeen ko réccu góorgóorlu leen ngeen jàng li fa war a nekk moo ngi fi ñi leen war a jàngal ñu ngi fi dañoo jàng ba mën leen a jàngal ñëw toog fii di góorgóorlu leen jàngal te saa yu ñu xëyee dañuy ñëw jàngale si kon yéen xale yi war ngeen a am fullaak faydaak matu saa yu ngeen xëyee ngeen ñëw jàng si
bu ku war a jàng ngoon nga ñëw jàng si bu ngeen demee ci kër yi seetaan tali mi baax na connexion bi baax na internet bi baax na mais nañu ko wàññi tey jàng leçon yi ndax bu ñu ñëwee ci compo yi ku nekk li nga liggéey rek moom ngay fayeeku te gis ngeen ku ci bëri ay pexe fexe ba jàll fii boo demee ci kaw li nga doon def fii lépp day feeñ ci kaw kon nañu góorgóorlu fonk jàng bi man loolu laa leen di conseillé amul leneen lu ma leen di wax samay tànk fii mooy dama ñëw pour jàppale leen mais nag pour ma sawar di leen jàppale si bis bu ne day fekk su ma laajtee ñu ni ma xale yi ñu ngi góorgóorlu ay jàmbaar lañ ñu ngi jàng li ñu war a nekk ñu ngi ci donc ñëw naa fi daaw ñëw naa fi ren déwén incha allah dinaa fi ñëwaat te li may def lépp mooy indi matériel boo xam ni njortu naa ni dina tax ngeen avancé dina tax seen jàng gën a jëm kanam beneen bi ci topp mooy du ma yem rek ci matériel bii nii ndax xam naa ne soxla ngeen yeneen ci côté sport ñi ngi ma koy wax léegi mel na ni lu baree bare lu fi war a am ci sport manqué na donc am na ay kilifa yoo xam ni ñi ngi fi di jàppale sport bi mën naa ci tudd ku mel ni ministre Matar Ba incha allahu rabbi waxtaanoon naa ci ak moom dinaa ko waxaat ñaaxaat ko que nañu ñëw jàppale lycée bi ci matériel ñu xool nu ñuy def ba lycée bi bu ñu ñëwatee di def EPS ñu nekk ci ay conditions yu baax beneen ba ca des mooy am na ñu fi ñëwoon góorgóorlu woon ba tabax fi ay classes yi mel na ni xat na danañu def suñu kéem kattan danañ ci waxtaan ak ay kilifa déjà am na ñoo xam ne sax nee nañu damay bëgg lu may wax mu leer dinañu ñëw jàppale lycée bi dolli ci classes yi nga xam ni moo fi nekk pour que bu ngeen di jàng ngeen mën a nekk ci ay conditions yu baax ndax ngeen mën a góorgóorlu donc ñooñu ñu ngi leen di xaar waaye may waxaat que ñi nga xam ni ñooy jàngalekat yi ñu gën a yërëm xale yi bu baax a baax a baax ndax xale la te jàng dafa metti donc bu ñu leen tetee gën a wàcc ba tolloog ñoom ndax nit pour nga jàngal ko il faut nga wàcc tuuti ba tolloog moom yonent sallallahu alayhi wasallam noonu la daan jàngalee yonent sallallahu alayhi wasallam bu ngeen gisee yàlla dafay wone chaque jour ma joxe ñaari exemple yu gàtt yonent yàlla Isa yonent la lan moo tax yàlla yónniwu ko parce que dafa am lu nekk ci moom lu bokkul ak li nekk ci nit ñi parce que mën nañ ni yonent yàlla Isa amul baay yonent yàlla Isa lu mu musal laal day màgg day naaw parce que dafa am lu nekk ci moom loo xam ne malaaka la moo tax kenn yónniwu ko parce que xaaju malaaka la mënut a wax ak nit ñi yonent sallallahu alayhi wasallam nag bi ñu ko fi indee dañ ko def mu nekk nit ku mat nit ku dal nit ku woyof ñëw mel ni comme nit ñi moo tax tey ñu yónni ko mu ñëw mën a ñëw wax ak ñun ñu mën koo gëm topp ko donc nature boobu nekk ci moom ñun ñëpp moo war a nekk ci ñun kon ñi ngi ñaanaat tamit ñu gën a woyafal ba gën a mën a tolloog léeg-léeg niveau yi waxuñu sax jëmm yi ndax kii jàngale mu mun ñoo tolloo ci àddina waaye niveau bi bu wàccee tuuti rek xale yi dinañu gën a comprendre donc loolu daal mooy li nga xam ni amoon nañ yéene ni dinañ ko wax yaakaar naa ni jamono yi weesu ci côté seen bus bi nga xam ni mu ngi fi bis bi it dina am lu ma ci wax ndax xëj na bus bi mu ngi bëgg a yàgg xëj na léeg-léeg mu am ay jafe-jafe jamono yi weesu ci ginnaaw ñu ngi ci doon jéem mais incha allahu rabbi maa ngi doon waxtaan ak directeur général bu Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop ba wax na ma ci làmmiñam moom Moussa démb rek déggante nañ téléphone ni ma entretien général lu bis bi dinañ ko def ndax xale yi donc nañu xam ni ñun dañ fi nekk pour jàppale xale yi lii suñu yittee mooy école bi am matériel école bi am ay classes yu baax école bi am fu ñuy defee sport bu baax école bi am bus bu baax xale yi mën a jàng ndax ëllëg xale yi toog fii tey
ëllëg ñoom ñooy nekk ay président de la république xale yi ëllëg ñooy nekk ay ministre xale yi ëllëg ñooy nekk ay directeur général donc jàppale leen baax na te itam bëgg naa bu ma fi jugee ëllëg man Serigne Mbusoobe yàlla na yeex su ma fi jugee ñu ni sëñ Mbusoobe kat la ñuy rendre hommage lycée suba ndax moo doon xale yi ci lii kon maa ngi leen di ñaaxaat ngeen gën a góorgóorlu maa ngi leen di sant man soxlawuma ngeen sant ma soxlawuma dara naam damay def politique de damay jàppale président de la république ci li muy liggéey ci réew mi mais pas fii ci école bi ñëwuma fi pour politique ñëwuma fi pour xëcc kii ñëwuma pour xëcc kenn dama ñëw pour jàppale leen rek te yàlla rek tax loolu moo ma fi indi maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ngeen réussir yàlla defal leen sutura ak tawféex ñi leen di jàngal ñu yàgg fi yéen ñiy jàng yéen ngeen yàgg fi ba li ngeen bëgg ci njàng ngeen am ko bépp yitte bu ngeen am daal bu ñu ko xamee incha allah rabbi danañ def suñu kéem kattan ba keroog ñuy tële maa ngi ziar sëriñ Abdul Xadim Mbàkke bi nga xam ne mi ngi doog a yegg si yaakaar naa moom la ma censeur doon laaj léegi ndax bi ñu fiy ñëw di doon laaj si lycée bi naka la ñuy def ba jàppale leen moom ñëwoon na sëriñ Ahmad Mbàkke Moustapha Abdoul Aziz Baara léegi la fi jógee mu ngi ñëw waaw sëriñ Ahmad Mbàkke Moustapha Abdoul Aziz mu ngi noonu di yegg si moom tamit nekk ku jàmbaare ndax depuis ñu taxawal mouvement bi ba léegi moom mooy nekk di ñuy jàppale dinaa leen wax nag ci mouvement bi nga xam ne taxawal nañ ko tuuti ngeen baal ma mouvement Kébémer ca kanam la ñu taxawal mouvement Kébémer ca kanam la ñu taxawal Kébémer ca kanam nag bu ñu ko taxawalee mënuñu koo liggéey mënuñu ko def lu dul ay doomu Kébémer ñoo nekk ci biir di jàpp pour Kébémer avancer donc kon ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir mouvement Kébémer ca kanam yëpp ñëw fii tey dem uti lii ñu am ci ay matériel indi ko fi pour jàppale lycée bi ñu ngi sant waa mouvement Kébémer ca kanam yëpp ci turu Serigne Ahmad Mbacke Moustapha ak mboolem ñi ñu àndal bu ngeen gisee ñi toog suñu ginnaaw it ngeen gis leen ñu nuróole nii ñoom ay doomu dëkk bi lañ nekk ñoo xam ne ay waxkat lañ tey bi ñu déggee mouvement Kébémer ca kanam nii mu ngi liggéey dañoo ñëw bokk ci mouvement bi ñu yëgee nii ñi ngi jàppale suñu ay ndaw dëkk Kébémer dañoo ñëw bàyyi seen yitte yëpp pour ñëw ànd ak ñun jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla na yàlla defal ñëpp sutura ak tawféex donc waa lycée mouvement Kébémer ca kanam mu ngi noonu ubbi nañ suñu ay bunt ci ñëpp ubbi nañ suñu ay bunt pour jàppale Kébémer ca kanam rek moo ñu ñor ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko ci madame le proviseur ak le représentant du maire, le secrétaire général, le censeur, le secrétaire général, le surveillant général du lycée ak tous les professeurs, tout le corps professoral du lycée. di beral nuyu aussi Serigne Mbusoobe mi nga xam ne tey moo ñu waral tey sunu jotaay bii nii tey. fan lu ëpp solo ci li ma bëggoon wax moom wax na ko mooy taxawaay bi nga xam ni moom la xale yi war a taxaw par rapport ak seen ñi leen di jàngal. dugg na ci duma ci delsi ñun lu ñu man ak le président Modou Wade Dieng coach mi nga xam ne tey dama ko fi teewal ndax normalement moo fa waroon nekk mais dafa empêché woo ma tey ma teewal ko te ma kontaan ci trop ndax suñu ñëwee di waxtaan ak ay élèves di jël ay matériel boo xam ni doomu dëkk bi moo ko ñëw di ko may élèves yi donc day rafet trop ci ñun ñi nga xam ne aussi doomu dëkk bi lañ ñu participer ci suñ ko mënul jënd aussi ñu jàpp ci ñi koy teg loolu defe naa ne tuyaaba gi dinañ ko bokk te wax lu am solo mooy li muy def nii séntuwu ci dara ndax su ngeen seetloo lycée bi Kébémer yàlla may na ko xéwal gu bëri mooy doomi dëkk bi dañ koo bëgg su ngeen xoolee salle de classe yi ay nit ñoo ko tabax pour yéen keneen ñëw indi matériel pour yéen keneen xalaat leneen pour indi ko pour yéen donc li ñu leen sant rek yéen mooy occuper classe yi jàng kese bayloo wuñu leen rootloo wuñu leen defloo wuñu leen dara lu ñu leen wax jàng état bi def na investissement bu mag tabax ay classe
indi ay professeur fay leen pour mu jàngal leen seen parents yi aussi taxawaay bi ñu war a taxaw def nañ ko dundal nañ leen ba ngeen toll ni ngeen war a toll jaar fu bëri jaar ci certificat CEP jaar BFM jaar entrée en sixième doog a ñëw BFM léegi yéen a ngi lycée donc li leen war mooy loolu ngeen def ba franchir étape yooyu yëpp ngeen góorgóorlu ci ba franchiraat étape bi nga xam ni mooy presque étape ultime ci enseignement bii nii ngeen toll. parce que toll ngeen ci foo xam ni mooy dernier virage bi mooy lan mooy présenter seen bac jàll ko dem université wala def seen école de formation nekk maintenant dans le marché de l'emploi ñun ñi jaar nañ fii ngeen tolloon nañ fi nekkoon nañ ay élèves waaye li ñu doon dimbali mooy dañoo respecté woon suñu ay professeurs parce que yéen ñi tamit ëllëg mën ngeen a toog place bii ñu toog yenu ay bagages indi fi wala nekk ay encadreur yoo xam ne da ngeen di encadrer seen rakki élèves yi nekk tey école primaire bu seen jaar-jaar bu taqee tuuti rek su ëllëgee di ngeen am gàcce pour taxawaat fii pour wax fi lenn ak lenn ci kanamu nit ñi yàlla baax na ba ñun suñu étude yëpp fii lañ ko defee primaire ba secondaire fii lañ jànge Kébémer ba am suñuy diplôme génn dem jàngi ñëwaat di liggéey waat ci dëkk bi loolu lu am solo la xool leen ci marabu bii tey mënoon na ni mën naa ko dem jënd ay téere yóbbu ko ci daara yi mënoon naa dem defi ko jënd ko ay basang yóbbu ci daara yi naam mi ngi koy def waaye fàttewul lycée bi bien que wax na ko moom jàngul école li mu jàngul école nag moo tax yéen mu xam njariñ li nekk ci jàng école moo tax mu leen di inciter pour ngeen ko continuer seen étude respecter seen ay professeurs respecter seen calendrier respecter seen emploi jàng wàcc ñibbi respecter seen parents parce que tey ci tuuru parents d'élèves yi dañuy wax tout le temps que parents yi dañoo découragé déedéet parents yi découragé wuñu xale yi ci boppam léegi ñoo jël yeneen yoon te loolu yoon yooyu baaxul respecter seen parents mooy bu xëyee bala joxee nga lekk ba suur mu inscrire la xaalis bu bëri inscrire la ni la demal nga jàngi donc normalement diggante lycée bi ak kër gi dara xaju fi donc war ngeen jàng wàcc ñibbi continuer seen ay études bu dee jigéen ñi la ñu continuer seen jàng gis ngeen madame le proviseur mi ngi nii su nangul woon jàng tey du nekk jiite tey lycée bu mag bi ñeneen donc ñun leen di inciter daal pour ngeen gën a góorgóorlu am na ñu bari ñoo xam ne bàyyi nañ seen xel ci lycée bi bëgg nañ fee dugal seen alal te lii sëriñ bi def nii tey dafa bëgg tey lycée bi nekk ci lycée de performance lycée d'excellence yi nga xam ni moo nekk ci Sénégal fu ñu tuddee lycée yu baax yi lycée Mariama Ba lycée Limamoulaye lycée leneen ñu ne lycée Kébémer pourquoi pas parce que am ngeen ñu leen accompagner ñu leen jàppale pour sur le plan matériel lu ngeen soxla ci matériel mi ngi fi mu nekk fi sur place parce que état mënul def lépp partenaires yu mel ni sëñ Bousso bi donc ñoom mën li état mënul def ñoom ñu def ko partenaires yu mel ni ñoom Pape Seck ñoo naan état bi mënul tabax classe ñu tabax classe donc loolu lañ leen di ñaaxaat encore une fois ngeen gën a góorgóorlu ci seen jàng am seen ay résultats génn bañ a fàtte aussi lycée bi ngeen jàlle lycée bii tamit quel que soit seen niveau de responsabilité déwén muy ay at ñaan nañ leen yàlla président de la république génn ci mbooloo mi ñaan nañ yàlla ay ministre génn fi ñaan nañ yàlla ay directeur de société génn fi mais lu koy waral rek loolu mooy ngeen góorgóorlu jàng am respect gëm seen bopp am respect ci ñi leen di encadrer am respect ci seen ay mag am respect ci seen ay professeur respect ci surveillant yeeg ñëpp képp ku la mag rek nga jox ko cër je crois que loolu su ngeen ko boolee ci seen jëfin lycée bi dana nekk un lycée d'excellence boo xam ne tey fu ne baccalauréat suñu amul 100% aussi danañ am au moins 80% des admis donc lañu leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm wasalaam. di jël kàddu bi di wax sunu kontante ñun personnel lycée Kébémer personnelu lycée Kébémer nag dafa yaatu ci kaw gi dañ ciy jiital madame le proviseur teg ci censeur teg ci surveillant général teg ci surveillant yi wante tamit di ci teg professeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci biir classe yi ñooñu ñëpp dañu am tey kontante ñëw toog fii di recevoir matériel bureautique bii nga xam ne Serigne Mbousobé dafay ñëw dolli ko ci liy dooleel école bi
moom defe naa ne dañ koy gërëm man aussi dama koy seedeel ne fekkee politicien la tamit du politicien boo xam ne ni day dige te du jëf ndax daaw bi ñuy def réception salle de classe yi waxoon ne dana taxaw ci lycée bi jàppale ko promettroon ne dana fi indi matériel de reprographie loolu defe naa def na ko tey aussi bu ñëwee ne matériel bureautique bi da koy indi ñu war koo réceptionner damay wax ne ci tànk yam nekkoon mi ngi koy gën a dëgëral te ñun aussi dañ ci kontaan bu baax a baax a baax ndax école bi dafa toll foo xam ne nii duñu xaar lépp ci état dañuy xaar ci ñi nga xam ne dañoo jaar ci école bi am lu leen école bi jëriñ muy ci école tubaab walla muy ci daara ñu war koo mën a indiwaat delloowaat ko école bi loolu ñun ñi nekk ci biir classe yi danañu dëgër la loolu ñun ñi nekk ci biir école bi danañu tax ñu am gën a gëdd gën di góorgóorlu gën di matal suñu liggéey ndax dañuy wax ne école bi li mu manqué dëgg mooy motivation mais buñ gisee ay nit bàyyee ko ci biti école bi ñëw di jàppale école bi ñun ñu nekk ci biir école bi dañuy def lu dul gën a góorgóorlu di ko ñaanal sunu borom lii mu mënoon ko daaw man ko ren sunu borom gën koo dëgëral di wax ne personnel bi muy ñi teew fii muy ñi nekk ci biir classe bi ñoom ñëpp ñu ngi la doon xaar jot nañ information bi ñu génnee 10 heures dañu tegoon ne ci leen ñi door ba nit ñi duggee ci classe bi ñu ngi lay bàyyi xel ba léegi rek ñu ngi may jox ay yóbbante ay ngërëm donc yow ñu ngi lay gërëm fu gërëm yegg di la ñaanal sunu borom gën la kàttanal gën la dëgëral ci lii nga nekk di wax ne kontaan nañ ci bu baax a baax a baax nee nga ñu bu ñu doon def benn ñu def fukk incha allah dinañ ci gën a taxaw gën a yërëm xale yi gën leen a jàppale ndax jàppale xale yi mooy jàppale sunu bopp ndax xale yi buñ doonee dara ëllëg rek ñun ku nekk fa nga nekk da nga ci gis sa bopp ku nekk fa nga nekk da nga am mbégte di ñaan yàlla cérémonie bi boole ñu sunu borom boole ko ci cérémonie yi nga xam ne day gën a dëgëral école bi gën ko jox gëdd école bi fi ñu bëgg mu jëm sunu borom jàppale ñu fa àggale ñu ci di gërëm proviseur di gërëm administration bi yëpp jërëjëf merci di jërëm élèves parce que don yi boo leen ko defee pour ñu nekk dans de bonnes conditions la pour ñu gën a mën a jàng bu baax la léegi kon moo tax ñun élèves yi ñu ngi leen di remercier bu baax ci don yi ni kontaan nañ ci trop sax parce que bu ñu xoolee tey lycée bi am na ay affaires yu bëri yu manqué bu dee am na ñu ñuy jàppale nag bu baax xëy na manquement yooyu dina wàññeeku bu baax a baax sax kon moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal. élèves yi dama leen di ñaan ñu gën a góorgóorlu rek élèves yi dama leen di ñaan ñu gën a góorgóorlu jàpp ci jàng bi bu baax parce que gis nañ ni année bi dafa amoon ay perturbations yu bëri léegi moo tax ay 2 mois maximum moo ñu dese 3 mois ñu accroché wu pour jéem a jàll année en classe supérieure année prochaine pour ñuy def bac tamit pour ñu am une réussite ñu ngi ñaan 100% sax pour le baccalauréat merci. On va donner la parole à madame le proviseur mu wax ci ay kàddu moom mooy kilifa kër gi asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu monsieur le représentant du maire di ci teg monsieur defe naa ni kàddu yi may wax ci mbir mi du bare ndax kàddu yi mënul nekk lu may kàddu cant ak ngërëm sëñ Bousso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay jaajëfal pour plusieurs raisons parce que yow ba nga ñëwee ci établissement bi ba léegi fas yéene dugal sa loxo pour ci jàppale établissement bi jàppale xale yi ñu nekk ci condition yu baax boobu ba léegi teggiwoo ci sa loxo sa doole fekkew ko sa jot fekkew ko sa poche itam fekkew ko saa yoo xëyee guddi ak bëccëg
fooy dem sa yitte yëpp mooy fexe nu élèves u lycée Kébémer jànge ci condition yu baax donc loolu ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax di la ci masawu coono. beneen bi itam li tax ñu lay remercier mooy yow da nga bokk ci ñi nga xam ni dañoo comprendre ni école ñëpp a ko bokk. école ñëpp a ko bokk parce que école communauté bi moo ko moom donc ñu bëgg ku nekk di ci def sa loxo te yow yaa ngi ci tànk yooyu. lii nga ñu defal nii tey nag am nañ ci mbégte lool waaye du guléet ndaxte nee nañ daaw man nekk gu ma fi woon naam mais indi nga fi matériel bu am solo boo xam ne mu ngi ñuy dimbale bu baax a baax ci li ñuy liggéey donc loolu du guléet ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax tey itam gis nañu li nga indi yal na la yàlla fay sa coono parce que nu mu tuddati école dafa bokk ci loo xam ni sos la ci ñëpp ndaxte nee nañu xale alalu yàlla la donc xale loo ko defal mu nekk ca daara ja mu nekk ci école bi loolu fayu yàlla rek nga ciy mën a am donc ñu ngi ñaan yàlla lépp loo mën ren yal na nga ko gën a mën déwén lépp loo ci def itam yal na la ci yàlla fay tuyaaba bu yaatoo yaatu gën la ko mënal année yi di ñëw incha allah. donc leneen li ma ci teg itam mooy peut-être wax ne école bi xëy na du école bu ndaw yow gisal nga ko sa bopp ak yeneen occasion yi nga xam ne ñëw nga fi parce que école boo demee ba nga xam ne yow yaa ngi ci junni ak ñetti téeméer yu teg ci ay élèves donc du école bu ndaw yàlla dimbale ñu itam école bi bañ ko sosee ba tey yeesuñu ci ay résultats at mu nekk enseignants yi fi nekk ak ñi fi nekk yëpp ñu ngi xar seen tànk tubéy di liggéey looloo tax heure bu résultat amee bu ñu rawul ci région bi aussi duñu sore ki raw donc loolu muy engagement boo xam ni corps professoral bi ak administration ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy te loolu suñu yéene mooy fexe ba lycée Kébémer nekk lycée d'excellence bu ñu koy tudd fu nekk comme ni ñuy tudde ay Limaamu Laay ay Mariama Ba te loolu yàlla mën nañu ko mën loo te incha allah ci tànk yooyu la ñu nekk yéen ñi nga xam ne nag yéen ak ñu ciy jàppale duñu mën lu may di leen ñaan di leen ñaaxaat itam lu ngeen mën ngeen dolli ko wax nga ko ci sa biir wax manqué nañu lu bare mais li gën a tar ci suñuy mébét fi ñu toll nii mooy affaire salle de classe censeur da ngi toog nii moom moo yore wàllu pédagogie bi donc moom mun na la wax peut-être difficulté yi nga xam ni moom la ñuy am ndax classe yu fees tey boo demoon nga dugg ci salle de classe yi presque prof bi amul lu mot mètre boo xam ne mën na jaabante di dugg ci classe yi loolu mu nekk jafe-jafe boo xam ne presque loolu moom mooy suñu problème le plus sérieux actuellement donc heureusement que ci sa biir wax nee nga commencé woon nga ci dox ay jéego am na ñoo ciy waxal donc ñuy ñaan yàlla aussi loolu ngay mébét yàlla na ko yàlla sottal di ci profité également di jaajëfal bépp partenaire boo xam ne boobu ba léegi yaa ngi ci tànku jàppale ñu te du ma sore ndax monsieur Ndiaye mi toog nii di nekk secrétaire municipal moom itam dafa bokk ci ñi nga xam ne yow li ngay def lay def parce que du doomu Kébémer naam mais bi mu fi ñëwee ren fekk suñu benn réunion gis li ñu commencé def ci lycée bi pour élèves yi mën a jàng ci condition yu baax dafa génn ci poche am loo xam ni xëy na bëggul woon ma wax ko fii sax mais dafa ni ci poche boppam moom dina karale benn salle de classe am keneen ku ko ci feelu ci saase ni moom it jël na beneen salle de classe yamul ci loolu dafa àgg ci bureau am jël téléphone am képp ku mu am ci am di jàmm mu woo ko ba am ñeneen ñaar ñoo xam ni dinañu mottali yeneen ñaari salle de classe muy lu rëy te loolu aussi moom bi moo ko def ma bëgg ngeen tàccul ñu ko di ñaan yàlla aussi loolu mu mottali ko donc di wax rek ni liggéey bi yaatu na donc ku ci mën a def sa loxo rek liñ koy wax ci tubaab vous êtes les bienvenus ñu ngi leen dinañ leen dalal dinañ leen ñaanal yàlla parce que loolu moo ñu fi teg itam fexe ba école bi xale yi jàng ci conditions yu baax professeurs yi aussi sur le plan pédagogique ñu nekk ci conditions yu baax te loolu moo ñu mën a may performance ba école bi jëm ci kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox kàddu gi représentant maire mu tëj jataay bi. yow ak kilifa yi nga àndal yëpp proviseur ñi ngi lay nuyu ak équipe pédagogique bi nga xam ne nii ñoom nga bokkal liggéey bi yëpp
président parents d'élèves yi ñi ngi lay nuyu ak ñi nga fi teewal ñëpp président gouvernement scolaire ñi ngi lay nuyu ak élèves yi nga xam ne nii ñoom nga fi teewal yëpp maa ngi yëkkati kàddu fii sëriñ bi di la xamal ne maa ngi fi teewal maire dëkk bi muy Mamadou Lamine Thiam moom ak ñi nga xam ne mooy bureau municipal muy premier adjoint di Ndiaga Diaw ak Binta Kebe ñoom nga xam ne ñi ngi def di wax ci turu conseil municipal bi nga xam ne ni ñoom ñoo leen jiital ñuy wax ci seen tur di dox ci seen tur te proviseur mii toog ci sama wet bokk ca ñooña ak ñeneen ak ñeneen ci jotaay bi sëriñ bi monsieur le maire mi ngi rafetlu bu baax jëf ji nga xam ne da nga koo def ndax moom nee na dafa jàpp ne Kébémer gi moom la am ñi ko jiital teg ko fi it moom Kébémer la ñu am kon lépp lu nit def mu jëm ci Kébémer wala ci waa Kébémer rek dafa jàpp ne moom ci boppam nga ko defal fii ba muy jóge fii ci bopp mairie bi ndax kat li may wax nii yaa ma ko gën a xam ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci koo xam ne dafa daan tëdd ba guddi di jóg di dox ci mbedd yi su gisee bant sax wala lenn ci mbedd yi mu di ko dégager ndax lan sens de responsabilité bu élevé ndax daf doon wax ne fas sax buy daw ci mbedd bi ba fakkastalu ci responsabilité am la ndax la ko fakkastal warul woon nekk ci mbedd bi loolu nag moo nekk ci Lamine Thiam mu jàpp ne lépp lu fi nit def fii ci dëkk bi wala nga wax ko fi muy lu baax lu jëm ci population bi moom nga ko defal kon ci loolu la ma yebal fii ndax dafa am ngànt xaw a sori ñeneen adjoint yi it am fu ñu dem ñu ne naa wax ci seen tur jottali la seen ngërmande ndax lii du guléet ni ko proviseur waxee def nga ko at yii ñu weesu ren it nga defaat ko mais ñi ngi lay ñaanal at yii di ñëw loo mën ren yàlla nga mën lu ko raw ñi ngi lay ñaanal it payu yàlla na la ci dab ndax dafa am ci ay jëf yoo xam ne booy ñaanal nit ki bul ko ne yàlla nga ci am lenn lu dul payu yàlla ndax yàlla moo xam jëf ju nekk na mu toll moo ko mën a fayit ca dayob na mu toll kon monsieur le maire nee na mi ngi lay sant di santit ñi nga àndal ci liggéey bi yépp di joxe exemple ci yéen ndax bu sañoon képp ku yeewoo Kébémer citoyen modèle ngay doon ministre baax na doon président baax na doon député baax na ci dëkk waaye li ko ëpp solo mooy nga doon citoyen modèle mooy juróomi dërëm bi nga am nga yéene ñaar dërëm yi fi nga dëkk ak ñi nga dëkkal ndax nit mën naa am cër lool te la mu am yéenewu ko ay bokkam wala ay dëkkandoom su boobaa du am sens kon nag loolu la ñu gis ci sëriñ bi gis ko ci ñi mu àndal ci combat bi ñi nga xam ne it ñoom nga fekk ci waar wi ñu njëkk fee tabax ci jàppale yëpp monsieur le maire mi ngi leen di gërëm bu baax ne it dara ump ko genn golo gudd na waaye luñ ca laal borom yëg ko kon nag proviseur yow it ñi ngi lay sant ci turu maire ndax gis nañu taxawaay bi jàngalekat la ñu ñun ñi waaye xam nañu ne xëy ci bureau wàcc jot nga wàcc rek doxalul établissement ubbi nga say bunt yaa ngi ut ay partenaire képp koo xalaat ne mën na def lu yokk lycée bi rek yaa ngi ciy taxaw kon nag yow it ci loolu ñu ngi la ciy félicité ci turu maire ñi ngi lay encouragé te di la manifester encore une fois suñu disponibilité ndax possibilité mairie bëriwul waaye lu mel nii bu dakkut Kébémer dana dem ca kanam comme ni ko sa mouvement bi tuddee kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla nañu fi daje déwén ci beneen cérémonie bu mel nii yow it yàlla jox lay possibilité nga indi fi lu raw lii asalaamaaleykum wa rahmatullah. di wax rek defe naa ne suñu kilifa yi wax nañu ba pare man dama yéex a ñëw tey daan naa teel a ñëw sax di ñaanal sëñ bi rek yàlla subhanahu wa taala gën koo dëgëral
ndax boo demee ci alquran dëgëral yàlla da ko boole ci ñaan yi waaw wa sabbit aqdamana yàlla da ko doon ñi nekkoon ci front bi di xeex dana wax ñaan leen yàlla dëgëral leen may leen ndam ci seen i noonu ñu ni loolu lañ koy ñaanal yàlla dëgëral ko may ko ndam ci ay li nga xam mooy noonam. gis nga xale yi nekk fii même bu fekkente ni nekk nu di jàng alxuraan mënuñu leen a seetaan parce que ñooy nekkaat ci biir société bi gis nga bu ñu leen defarul ne nañu defar rek ñi daara yi bu ñu dikkee lu ñu ci daara yi defar bu ñu leen defarul dañ ko yàqaat bon nag ñëw fii di fi defar di leen bàyyi xel ñu gis ni sëriñ bi ñëw na fi loolu wax dëgg yàlla c'est une fierté. bon nag li mu yéene yi mu am projet yi mu am ci lu mel nii ak leneen lu dul loolu yàlla na ko yàlla mottali may ko kàttan wér xereñ man-man ak alal joo xamante ne dina mën a tax mu réaliser projet yooyu wa ma zalika alallahi bi aziz yéen ngeen def wala tajal musibatana fi dinina wala tajal dunya akbar hammina wala mabla ilmina wala tusallit alayna man la yaxafuka fina wala yarhamuna allahumma wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. waaw li ñu jublu ci liggéey bi ñu def yëpp mooy ku ne xam nañu dañu taxawal mouvement bu tudd Kébémer ca kanam Kébémer ca kanam nag kenn mënu ko def te jàppale woo ndaw yi te àndoo tamit ak ndaw yi loolu tey moo waral bi mouvement bi taxawee ñu xool ñu ni Kébémer ca kanam kat warut a nekk ay wax kese waaye dañu war a jéem ak di jëf pour jàppale dëkk bi avancé donc ñu ni daaw ñëwoon nañ fii may lycée bi ak yenn ci ay école ay matériel mel ni ay photocopie ay infographie ak ay livre ak yeneen donc ren tamit ñu ñëwaat ni lañ defoon daaw war nañ ko defaat ren bis bi ngeen gis ci lycée bi dafa paanoon bis bi ñu ko waa lycée bi waxee it ñu jug def suñu kem kattan ba bis bi tey mu ngi daw xale yi suñu wàccee am nañ lu leen yóbbu am nañ lu leen indi te xëj na ci ay jamono ci ginnaaw xawoon na jafe ndax paan yooyu nga xam ne amoon na fi yàlla def tey mouvement Kébémer ca kanam taxaw ci loolu ba yàlla dogal tey bis bi defar nañ ko te sax duñu yem ci defar ko rek mi ngi daw waaye bëgg nañ ko def ñun waa mouvement Kébémer ca kanam entretien général bu bis bi incha allahu rabbi ay jafe-jafe di fi gëj donc loolu nag ñi ngi ci woowaat waa doomu Kébémer yëpp ñu xam ni mouvement Kébémer ca kanam ñun ñëpp la intéressé ñun ñëpp la ñor am nañ mbégte nag ak kontaan trop tey bi ñu ñëwee fii école bi accueillir ñu service yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ñëpp ñëw tàmbalee ci préfet maire ñëpp conseil départemental représentant parents d'élèves yi ñëpp ñëw toog parce que xam nañ ñun Kébémer jëm kanam rek moo ñu ñor dégg nañu it mébét yi nga xam ne joxaat nañ ñu ko fi mooy tabax ay salle de classe ndax nee nañ salle de classe yi xat na wax naa leen ko sànq biñ toogee ñoom ñëpp nee naa leen tabaxaat salle de classe yi ñi ngi ciy jëm luñ man ndax ku mel ni ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye lettre bi nga xam ni waa lycée bi ñoo ko bind jox ma ko man maa ko yóbbul fan yi dafa xaw a nekk ci ay xat-xat ndax liggéey bu bari bi mais incha allahu rabbi moom war naa bokk ci ñi nga xam ni classe yi ñu fi bëgg a tabax ñoom ñoo ko engagé pour jàppale lycée bi donc ku mel ni le ministre Pape Ablaye Seck ministre agriculture moom it gis nga ko liggéey yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy def bépp liggéey boo gis Kébémer ma def ko fi moo xam yi ma fi indi bi passé moo xam yii dafay yëkkati xaalisam def ci li ma am demal jàppale sa ndaw demal jàppale Kébémer demal jàppale askan bi donc suñu amee ay nit ñu mel noonu nag di ñu jàppale yëf yi waruñu ko yemale suñu bopp waaye dafa war a law ñëw ci askan bi ñëw ci ñi nga xam ne ñoo nekk doomu dëkk bi donc Aline loolu moo nekkoon suñu yéene loolu moo waaw terrain basket bi nga xam ni visité naa ko ak football bi xam nga ku mel ni ministre Matar Ba nekk sama xarit ñu bokk di liggéeyandoo ma ak moom ñuy déggante ci lu bari di waxtaan ci lu bari dañuy waxtaan waa lycée bi bind nañ ko lettre jox nañ ko man mii lañ ko jox maa ko yóbbu ministre Matar Ba nekk nit koo xam ni sport daf ko ñor te fi mu ko jëlee ku ne gis na ko ak fi mu ko yóbbu biñ demee toog ci waxtaan ci ak moom mu ni ma jamono yii ñu toll directement liñ fi amoon ci ay matériel dafa jeex mais matériel yi fiy ñëwaat na nga xam ni seen lycée boobu ca Kébémer incha allahu rabbi bokk na ci yi nga xam ni danañu njëkk am
loolu nekk fierté ak mbégte ci man Matar Ba. Donc loolu moo waral tey bi ma ñëwee fii ci lycée bi ñu jàpp ci sama loxo ni ma nañ dem nga xool terrain bi ñu la doon wax ma ñëw xool terrain bi xool xale yi xool ci conditions yu ñu nekk ndax li nga xam ni ñi ngi koy jël donc Matar Ba dina ko gis dinañu ko dina xam ni li nga xam ni moom la ko waa Kébémer doon demandé lii la. mouvement Kébémer ca kanam moom mouvement la boo xam ne ñëpp ñoo ci war a bokk donc ñi ngi taxawal commencé nañ di def ay liggéey am na ñu ci nekk xam naa ni après incha allahu rabbi am na benn émission rajo bu ñu war a def émission boobu dinañ ci leeral ku bëgg a bokk ci mouvement bi fan ngay jaar nan ngay def ci yan numéro ngay woote ak lan ak yan sart moo nekk li ñuy teg pour ku bëgg a bokk ci mouvement Kébémer ca kanam loolu rek war nañ ko leeral ndax woote wuñ Masamba wala Mademba Kébémer ca kanam la ñu woote Kébémer ca kanam nag ñëpp ñoo ci war a bokk ñëpp ñoo war a taxaw ñëpp ñoo war a fexe pour seen dëkk baax. déedéet pas ba déwén incha allahu rabbi balaa yàgg maa ngi waxtaan ak ministre de la femme sama xarit la Ndeye Saly Diop Dieng maa ngi koy nuyu au passage en même temps moom tamit xale bi nga xam ne dafay def dialyse ci lycée bi. waa lycée bi bindoon ma ni ma dañu bëgg ñu jàppale ko dossier am jox naa ko Ndeye Saly Diop Dieng Ndeye Saly ne dina ci jàpp xool nu ñuy def ba jàppale xale bi donc moom maa ngi ci profité di ko remercier en même temps war na ñëw département Kébémer pour ay financement pour soxna yi ak bu Ross Béthio te ñaar yooyu yëpp tey mouvement bi nga xam ne moom la ñu am di liggéey pour suñu dëkk avancé di liggéey pour suñu ay jigéen avancé ñu ngi ciy waxtaan ak Ndeye Saly ñu ngi ciy liggéey ak moom donc ñu ngi koy remercier di ko wax ni ko waa Kébémer ñëpp ñu ngi toog di ko xaar waa Kébémer ñëpp ñu ngi koy déglu waa Kébémer ñëpp pare nañ pour su ñëwee ñu taxaw jàppale ko fexe ba liggéey bi nga xam ne moom la ko président dénk ci fii ci réew mi mu war koo jàllale ci ñëpp waa Kébémer bokk ci ñi nga xam ne dalañ ci bénéficié wu. kaddu gu mujj gi mooy remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci mouvement Kébémer ci kanam ndax yaakaar naa ni gis ngeen ci ñu bari. gis ngeen ci ñu bari ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement Kébémer ci kanam te mouvement Kébémer ci kanam nekk na affaire bu doy waar ndax boo xoolee ñi ci sama wet ñenn ñi ay rappeur lañ ñenn ñi ay sëriñ lañ ñenn ñi ay taalibe lañ lu nee ngi ci loolu nag dafay wane ni kon Kébémer ci kanam bii lu ñor la lu jot la te itam damay dégg sax parfois ñu naan dëkk bi ku ñu fi yeewoon sa maam bu jugee day dem këram ndax dara soppiku fi wax dëgg yàlla loolu nag war naa jeex loolu nag li koy jeexal du Masamba du Mademba ñun doomu dëkk bi ñoo ko mën a jeexal te incha allahu rabbi dinañ ci def suñu kéem kattan ba li ñu bëgg ci dëkk bi